tey ñu ngi am kontaan tey ñëw ci Guet-Ndar di dalal kii di Daouda Thiaw nekk docteur en droit aussi nekk DAF fonds de développement transport terrestre Daouda ñu ngi lay nuyu. gas ñoo ngi leen di fay. Daouda tey boo ñu doon présenté sa bopp ci lu gaaw tey kan mooy Daouda. Daouda moom mooy doomu Isaaxa Thiaw. ak Khady Niang dëkk Guet-Ndar. nekk coordonnateur mouvement ànd Suxali Ndar. ak Guet-Ndar dëkk ko ñu ànk. ok Daouda tey sa cursus scolaire fi nga commencé ba tey fi nga toll bu ñu si doon wax tey. alhamdulilah sant sunu ay wayjur si teral bi nu teral. bi nu waree jàngi nu yóbbu nu jàngi. noo ngi jàngee école Saint-Joseph école hydrobase. nanu amee entrée en sixième. defee sunu lycée sunu collège Amadou Duguay Clédor. defee sunu lycée Faidherbe. def sunu cursus universitaire. université Gaston Berger de Saint-Louis. quitté que en 2015. amee thèse en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. ok tey si sa biir cursus scolaire mu am lu am solo lu ci am. muy ki nga xam te ni muy ki ngay jàppale tey jàpp ci loolu tey Mansour Faye ban relation ngeen am te dégg naa sax ñu ne moo la fayal nga jàng ci Europe. waaw Mansour ay relation sociale dañu am. relation yoo xamante ni ça date depuis 2012. en étant maire de la commune de Saint-Louis. relation sociale yooyu boole nu ba à chaque fois saa yu ñu ko sollicité du point de vue de l'autorité qu'elle est moom dana taxaw mu dimbali nu en tant que autorité qu'elle est wax dëgg fa dëgg yàlla dañ koy sant di ko gërëm parce que jàppale nanu dimbali nanu. mais yow tey ñu gis posture bi nga am nekk docteur tey ñu la doon xaar tey feneen tey ñu ñëw gisaat la ci langue politique bi est-ce que gisoon day compliqué ci yow. gas non loolu ce serait pas compliqué parce que de principe. Pourquoi les universitaires am une fonction bu intéressante c'est parce que ñoom kese sax noo war a def politique. parce que c'est une profession boo xamante ne c'est libre. et étant docteur en droit ça nous permettait juste ñu dem université def li ñu bëgg moom mooy lan jàngale. et quand on dit professeur une université ou bien quand on dit universitaire dit engagement politique quand on dit engagement politique dit engagement social. loolu defe naa lu war la et de droit et de fait. bu ñu ko defulee dañu la war laaj lu tax defuñu ko. mais nga nekk ci benn zone bu compliqué muy zone Baraye di zone Serigne Samba Sène di zone Serigne comment dire professeur Abdoulaye Sène nga yaakaar ni tey di nga ci génn. dañuy sant yàlla bi ñu ñëwee ñu fekk sunu ay papa. ak sunu ay nijaay. ci langue politique bi. di leen sant di leen gërëm. ñoom am nañu ay relation yu baax. yàlla daa dogal nag dañu mag lool. ba pare noo ngi waaj tirer seen révérence. mën nañu nekk ak ñoom jàng ci ñoom topp seen ginnaaw nu former nu gën nu yokkal sunu formation kon nu ko dëggalal mais amuñu benn problème nekk ak ñoom ci langue politique bi parce que ñun amuñu objectif u xeex ak ñoom wala objectif u saaga wala boycotté leen sunu objectif moom mooy en étant jeune dans la scène politique ñu gis sunu ay papa ak sunu ay nijaay daf nu war de droit et de fait nu jàng ci ñoom ànd ak ñoom ba doonu leen incha allah ñaanal leen nag nu am gudd fan lool am wér lool. mais nga yaakaar ni tey jëloo risque bi nga jëlee engagement ni da ngay politiquer APR fii te ñu xam ñëpp xam ni APR kii ñëpp xam ni du moins Saint-Louis fii Guet-Ndar Baraye moo ko moom surtout langue de Barbarie bi ñu nekk kenn mus fi ñëw gañe fi Baraye est-ce que yéen tey jii ak doole bi leen Mansour Faye jox muy yow muy Serigne Samba Sène di Babacar Gaye di Fathiam est-ce que tey jii yéen bu ngeen boole seen doole daa ngeen mën a daan Baraye tey. gas ci lu wér li nga wax moom amul sax dut ñooñu ñun ñëpp bu nu boole woo pour jàppale Mansour. Baraye normalement waru fi sax am 10% ci yoon. et loolu mooy sunu objectif man bokk lii sama objectif mooy je suis venu redynamiser le champ politique. tous les partis alliés tous les mouvements et tous les soutiens. woo jeunes yi woo jigéen ñi woo mag ñi ànd ak ñoom ànd ak mag ñi liggéey pour Mansour gagner sans nul doute. te incha allah ren ji Mansour dina gagné et ren di nga xam Baraye dina ñàkk ba pare dina ñàkk bu metti incha allah. féewaloo bi amoon seen diggante yéen ñi nga xamante ni yéen a fi nekkal APR
muy sa diggante ak Babacar Gaye tey loo nga ciy wax. muy sa patron aussi di sa daaf di sa DG. Babacar sama grand frère la. wax dëgg fa dëgg yàlla. mais dégg naa jubóowu leen woon. non jubóo noonu amuñu benn problème. mais dégg naa barki démb la leen jubóole. c'est que relation daa am ay relation yoo xamante ni ay relation professionnelle noonu. fi nu nekk di liggéey. muy fonds de développement des transports terrestres. moom la yàlla def mu nekk suñu kilifa. nu ngi koy nuyu de passage. di ko sant di ko gërëm. di ko ñaanal yàlla mu dellu si ak jàmm. parce que Sénégal la doxali à l'extérieur pour yëkkati défi bi nga xamante ni moom nañ ko jox. loolu ay relation la yoo xamante ni ay texte moo ko régir. du yoon ñun ñu génne relation yi foofu fii nii mais luñ la mën wax ko nit ñi wax ko Saint-Louisien yëpp mooy noo ngi koy sant di ko gërëm te amuñu benn problème parce que kilifa la jox nañ ko kilifteefam respecté nañ ko noo ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm. sa digganteeg Serigne Samba Sène. Serigne sama papa la moom lu ma gën a neex ci moom mooy saa yu nu toogee daf naan ma sa yaay sama xarit la sa yaay laa la ruse xam nga ku lay wax loolu xol dafa sedd si xol moo tax maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam lool di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam lool pour mu mën jàppale Mansour pour mu mën jàppale APR fii si Guet Ndar. ok sa digganteeg Fathiam. Fathiam sama jigéen la. amuñu benn problème macha allah. na nga koy nuyu di ko sant de passage. ok tey bu ñu génnee foofu noonu dañuy ñëw xuus directement ci li nga xam te ne loolu la Guet-Ndarien yi di xaare muy tey seen problème mu brèche bi muy problème mu licence de pêche yi tey yow ban taxawaay nga ci am en tant que politicien. waaw loolu de dañ siy sawar wax loolu gas. parce que ñun bi ñuy engagé wu ci cause Guet Ndar on était même à la licence amaguñu woon sax licence. si nañu engagé wu daan défendre cause Guet Ndar yàlla dina dimbali ba tey lii nu yàlla dénk nu ko siy sant di ko si gërëm kon bu lii amee ñun suñu objectif lépp moom mooy défendre Guet Ndar nu mën ko nu mën a dikk heure bu nu mën ci taxawee Guet Ndar nañuy taxawal lu nu mënti am Guet Ndar nañuy sant lu nu mënti bëgg dañ koy bëgg te Guet Ndar tax lu nu war def dañ koy tax de Guet Ndar tax parce que ñun ay Guet Ndarien nañu et on est fiers d'être des Guet Ndarien après dañuy sant Guet Ndar ci xéewal yim nu defal parce que mënuñu nekk lu ëpp ay Guet Ndarien kon donc daf nu war si suñu xam-xam ak suñu poche ak suñu engagement ak suñu mën-mën ñu taxaw ñu défendre Guet Ndar. mais gisoo ni président da leen beddi parce que tey Guet Ndar boo ñëwee dara changé wu fi. non Guet Ndar mooy seul quartier bi nga xamante ni Promoville dugg fi tey gisoo benn pavé fi bii Guet Ndar Guet Ndar tey gis nga ñuy tey brèche bi tey avant ñuy indi dragage bi li fi dee ci ay nit bu ñu jugee foofu tamit nga ñëwaat dugaat Guet Ndar xool tey mbaar yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Guet Ndar ba léegi amul changement ak jàkk yi nga xamante ni tojoon na ko ci programme PDT bi tey ngeen yaakaar ni nguuru Macky Sall bii nii Guet Ndar tey jii est-ce que méttiwul woon si ñoom trop. gas ñun rek Guet Ndar noo war sant président Macky Sall. ñun Guet Ndar ñun rek noo ko war sant. santaale Mansour. parce que lu nu am. président defal nu ko dañ koy sante Mansour. Guet Ndar Mansour la def Guet Ndar. Guet Ndar gas. pratiquement si Saint-Louis li investissement yi état def ci Guet Ndar defu ko fenn ci Saint-Louis xoolal digue de protection xoolal licence mais loolu programme boobu programme nu mu mënti demee état bi moom moo ko fi indi xoolal assainissement Guet Ndar assainissement Bamba Dièye la woon mais l' état est continu et le principe de continuer Mansour bi mu ñëwee da ko continuer def si lu raw loolu xoolal la digue de la brèche bi rey na ba tàyyi mais Mansour dox na wax na ba liggéey bi commencé na di ko sant di ko gërëm xoolal licence de pêche yi en 2015 toog nañu fi ay at amuñu licence de pêche bi Mansour ñëwee amul benn at boo xamante ne toog nañu amul 2019 xeex bu métti bi fi amoon fii xeex bi ce n'est pas parce que dañu ñàkk licence c'est parce que y avait des quelques complications yoo xamante ne après dañ ko réglé ba pare li si gën yéemee gas li si gën neex mooy licence yi chaque année dafay yokk chaque année dafay am facilitation yii yëpp Mansour di ko defal Guet Ndar si à travers le président de la République kon ñun Guet Ndar ñun dañu war taxaw sargal président de la République sargal Mansour parce que mi ngi dox di wax pour président def fi te li fi président def amul fenn fu mu ko def si Ndar. ah mais Guet Ndar jamono ji bëri na ay mbootaay yoo xamante ni dañoo pare pour dégager leen fi de. gis nga tey li nu doxal yow yaa gis si say bët. bañ naka ba dang nu laaj. ñu ne ah ñu. mais est-ce que joxe leen 2000 francs nga ne de gisal nga sa bopp. parce que ñun ak yow am na si ñoo xam ne dañuy joxe 2000 pour mën a am mbooloo. mais yow gis nga. yow ñun ak yow noo ànd. def caravane bi. am na loo xamante ne buñ ko doon wax. doonu si bàyyi. ñii la ñuy liggéeyee mooy amul lenn lu ñuy jox kenn. xam nga lu nu am wax nit ñi dëgg.
wax nit ñi li nga xamante ni moom nañu jàpp moo gën si ñoom parce que ñun dañu am niveau intellectuel boo xam ne daf nu permettre nu am ay information bu nu amee information yi dañ koy jàllale jox ko suñu population ba woyofal leen ko ba nu comprendre buñ ko nu sas nu ñoom ñun nu continuer jox ko état bi moo tax noo ngi sant président di ko gërëm di sant Mansour di ko gërëm ba pare Gendar moo ko war def parce que li Gendar am si investissement si président Macky Sall à travers Mansour kooku amul benn ville wala benn quartier bu ko am à Saint-Louis. mais yow nga jàpp ni tey jii politique bi du xaw métti ci yow d'autant plus que ku la xam-xamee la ci daara ci ku la xam-xamee la ci diine te politique àndul ak loolu politique dafa bëri lu ci am wax te doo def te yooyu dañ koy kii te je crois que ak posture bi nga am ak fi nga toll si jàngal alxuraan yaakaar naa ni doo wax say askan loo xam te ni doo ko def wala doo déggee loo dul def nga yaakaar du compliqué trop ci yow. gas dañuy sant parce que ñun on se glorifie d'être ay doomu daara. daara moo nu defar. noo ngi sant di gërëm waa daara. di leen nuyu de passage. gis nga politique. nekkul luñ ko jàppee ñun. nekkul ludul wax li nga xamante ni moo mën a nekk. wax nit ñi dëgg te yàlla tax. ñun ay jeunes lañu. te il nous reste beaucoup de choses incha allah dinañu am jafe-jafe torop di gis sunu nawle yii di ànd ak ñoom di leen wax loo xamante ni nekkul dëgg parce que dañu war dundaat ak ñoom ba ci kanam war ànd ak ñoom def yu bare kon dara duñu ko jaral ñu leen di wax loo xamante ni doonul dëgg lu mënul nekk dañ leen di wax lii kat mënul ne lu mën ne nu leen lii mën na ne lu leen état war defal nu taxaw laaj ko état defal leen ko lu leen état dig mënul ne nu ne état bi lii nga leen dig mënul ne wax leen loo xamante ni raisonnable na parce que loolu moom mooy sunu rôle mooy sunu cër et bon on serait fier de le faire parce que bon daara ji daf nuy gën reconforter si li nga xamante ni moom nuy def parce que on le fera avec des principes avec des valeurs ñun duñ def politique pour am duñ def politique pour plan de carrière dañuy def politique parce que engagement noble la engagement social la te dañu jàpp ni niveau yi nu am dañu war jëriñ sunu askan dimbali sunu askan def sunu lépp sunu askan te yàlla tax. mbokku internetu Saint-Louis TV ba tey ñu ngi fii ci Gendar di dalal Daouda Thiaw nekk docteur en droit di daaf fonds de développement transport terrestre tey lan ngay tëjee sa kàddu bu mujj. bon di sant sama mbokk yi nga xamante ni ñoom laa defandool émission bi mooy si koñ bii nga xamante ni moom laa dëkk ñu naan ko koñu ànk di leen sant di leen gërëm parce que ñoo ngi ñuy jàppale si liggéey bi bu baax buñ si jugee di sant ay individualité soxna Azza Traoré Djibi Siga Fall président Thierno Diop Alima Sène Sophie Gaye Sida Tall Chérif Ndiaye Diaba Silla ak Fama sunu jigéen ñi ñëpp ñoo ngi leen di sant parce que vous voyez ak Arona Ndiaye sunu président ñoo ngi koy sant di ko gërëm boo xoolee ñëpp ay jeunes lañu di sant waa Gendar tamit di leen gërëm di sant waa Gendar di leen gërëm di sant sunu papa yi fi nekk di def politique ku mel ne Serigne Samba Sène kooku dañ koy beral nuyoo di ko sant di ko gërëm di sant Babacar Gaye di ko nuyu de passage